fàttaliwaat leen xibaar yi ñu di ko dooree ak wooteeb Seydina Limaamu Laay Jàmmalaay la mbir mi dooree tey jii laayeen yi nag am lool mbégte dellusiwaat Cambérène gis ngeen ko noonu ñu sol lu weex tàll gannaaw ñaari at yoo xamante ne appel bi amul woon ndax ñu ni coronavirus di ngeen ci teelu reportage bi nga xam ne amal nañ ko ca Cambérène. Matam agent de santé ya ñoom tamit ñu ngi cib grève ñaari fan yu nu dul liggéey dañuy bank seen loxo ngir laaj nguur gi gën a ñoŋal seen liggéey fan yële yu génn itam dañoo boycotté loolu ñuy wax campagne de vaccination contre la poliomyélite. Étudiant ya nekk ci université Gaston Berger bu Saint-Louis ñoom itam ñi ngi cib grève ñetti fan ñu ni sans ticket di ñaawlu liggéey voirie yi bi nekk ca biir université te ñu ni liggéey ba boobu ba tey tàmbaleegul li moo nar a gën a fës ci xibaar yi ci kanam tuuti ñu faram-fàccee. téeméer ak ñeent fukkeeli ñaar appel Seydina Limaamu Laay tey jii la door ca Cambérène ba ñu fa demee nag ñi nga xamante ni ñooy laayeen yi bég nañu lool seen xol sedd na ndax ñaari at ñu ni appel bi amul ndax feebar boobu ñuy wax coronavirus ba ñu fa demee gis nañ ko ñëpp lu weex la ñu sol luñ ca jublu nag mooy jàmm ak booloo dañuy ànd ci reportage bi ak Abi Faye. yére yu weex yi ñuy gis firndeel ni ñi ngi fii ci Cambérène Jàmmalaay appel Seydina Limaamu Laay bu téeméer ak ñeent fukk ak ñaareel bi yoon waral li ni mel askan wi ñëw teewee lii namm ko lool gannaaw ñaari at yoo xam ne mbas mi waraloon na appel amul fii. jàmm ci lépp xaj waaw parce que lii rek firnde na ni booloo mooy doole te nit yi da ngay am diine waaw lii rek dafa ne diine am na solo. Sénégalais yi dañ ko doon xaar. à chaque fois ñu koy defee ni ñu koy defee ñu koy ubbee fii nga xamante ne mooy Jàmmalaay Maam Seydi bu si karamee incha allah ñu tëj fii. gis nga fii tey ni Cambérène mel parce que lu ñu namoon la vraiment. bés la boo xam ne pratiquement képp koo xam ne laayeen nga am na ñu jóge ba bitim réew pour ñëw fekke bés bi parce que bés bi dafa nekk loo xam ne moom mooy dafa am lu mu marqué ci ñun parce que mooy bés bi sanga ba woote woon. lii nag dañ ko namoon parce que toog nañ 2 ans nii appel amul. donc effervescence bi daal mënut a ñàkk daal te nag chaque année nag nii lay mel moom. góob Seydina Limaamu góob Seydina Issa góob axal bayit yëpp moo tax tey ma waaj yàq sama liggéey ñëw fii du yelwaan du sàcc du mandi bàyyi laagum ñu ma andi fii. ànd ak njaboot gi waaw comme c'est des laay ñëpp ay laay lañ sant yàlla gëm Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam nangu dogal bi. moom toog. di fi tesu ànd ko mbégte yàkkamte woon lii. dañ koy waajal ak doole parce que borom bés bi moo ko waral dafa fees suñu xol dee suñu xol donc lu war si bés bi rek dañ koy def te duñ si dem ak demi mesure. ku fi ñëw laay ngay wuyoo appel bi waral li ni mel askan bi ñoom di wax gani ñu daluk jàmm waaye itam ànd ak seen i tey bakkan. leen wax ñu dal jàmm ñu dalal leen jàmm ak salaam vraiment ñu ànd ak yar ànd ak teggin waaw. defal leen jàmm ba kenn ku nekk delluwaat ci sa kër ci darajay Seydina Muhammad barka alquran. fii la Seydina Issa Rouhou Laye tëdd waral na barab bu ñuy ormal la ñoom ñu ñëw ànd ak organisation bu mucc ayib ngir ñaan suñu borom jàmm gën a des ci biir réew mi. billaay mais sant yàlla ñëw nañ ci jàmm appel bi neex na vraiment ñaan nañ ñaani neex nit ñi ñëw nañ ci jàmm. ñëw nañ ñëw bu tey ñëw bu sëri ñëw tey jii. ñu ñëw ak ñàkk ñëw mi ngi ci xol yi te taxul ñu dëju suñu kër tamit même bu ñu toogee appelé ñu mais ñu ngi doon dem di ziyaare moo tax. appel bu Seydina Limaamu Laay ëhlu Laayeen namoon ko waral na fii fees dell la def yére yu weex yi gën na fi ràññeeku ngir ñëpp mën a niroo waaye itam doon benn say.
thème bi nga xam ne moom la ñu tànn ci téeméer ak ñeent fukkeel ak ñaar appel Seydina Limamou Laye mooy naka la éducation di mën a xeexee ak extrémisme ñi nga xamante ni ñoom ñooy laayeen yi bañ leen joxee kàddu nee nañu bu fekkente ne daal nañuy sukkandiku ci enseignement Seydina Limamou Laye bu soobee yàlla rawatina ndaw ñi ci jàmm rek la ñuy dund ndax islam diine jàmm la dañ ciy ànd ak Pape Fara Ñing ak Amadou Ba. extrémisme di thème bu am solo boo xam ne dafa méngoog jamono phénomène bi nu mel di gagné terrain saa su ne ñi di ndaw ñi nag nekk ñi nga xam ne ñoo nekk cible am ndax nag li nga xam ne moom la ñu ñàkk doole ak neex a jot. éducation nag nekk alternative bu baax boo xam ne mënoon a tax ñu xeex ak bile menace. yar moom li ci ëpp solo mooy da ngay doole ci diine l'islam yarul islam nit ki sa doom boo bëggee bañee dara këf ko wala dara fëkk ko da nga yar ci yarul islam parce que comme ay julli leen ci l'islam mooy base bi xam nga jël ci jàngale mag ñi tàggat ci xale yi bu ko defee rek li nga bëgg amaana yàlla mën la see dimbali waaye lu mooy loolu rek bon di nga am loolu naqaree te lii wane na ko firi na ko parce que l'islam rek am solo. très intéressant parce que ñi nga xamante ne dañoo njaboot dina leen dimbali tamit ndax dinañ ci jël ñun waajur yi sax dinañ ci jël lu bari loo xamante ni dinañu gën a suukar ñu gën a jàppale njaboot bi. thème bi moom am na solo wax dëgg yàlla parce que ñun xale yi rek la ñu yaakaar njaboot dina sa doom nga yaakaar te ku sañoon ni sa doom tedd wax dëgg yàlla waaye nag tukki tedd toog tedd. diine islam di religion jàmm Seydina Limamou Laye daal di koy wone ci acte yi nga xam ne def na ko ci giiru dundam. ñi nga xam ne nag ñoo ko fi wuti di ay xalifam ñoom tamit wéyal li nu mel ba tey jii. lii firnde la firnde baa ngi nii l'islam mooy jàmm l'islam kay mooy paix. ça on n'en disconvient même pas l'islam c'est toujours la paix on est fiers d'être des musulmans. taalibe laayeen yi nee nañ doyloo nañu li nga xam ne moo nekk njàngale yi Seydina Limamou Laye. jàpp nañ ko bu baax waaw ñu ngi siy bàyyi xel bu baax ñu ngi doxee ndigalu sëñ bi rek waaw di xam ne Seydina Limamou Laye moom mooy suñu yaakaar. dara duñ këf dara duñ jaaxal mbiri sëñ bi moom boo ci dox da ngay ànd ak sëñ bi rek bu boobaa lépp mbiri sëñ bi la rek. ndax Baye Laye moom kenn mënu koo fay Seydina Limamou moom kenn la te vraiment saa bu ñu ñëwee rek dañ fi jëlee lu bees. Baye Laye moom macha allah wax dëgg yàlla da nga yow mi waajur sax di nga yaru say doom dinañu yaru te day am lu muy def ci yow loo xamante ni doo ko sax mën a expliquer. dëkk bu sell bi di Cambérène nag fees dell ak nit la def ngir nag doon célébrer bés bu mag bi nga xam ne mooy bésu appel bu Seydina Limamou Laye bu ngoowee nit ak jinne ñu ñëw foofu ñi nga xam ne nag yëkkati nañu kàddu foofu wax nañ ci wàllu yar ak lii di extrémisme. yar nag fu mu amul yaakaar nañ ne dara lu baax du fa am téeméer ak ñeent fukkeelu ak ñaar appel Seydina Limamou Laye yemook ki nga xamante ni moom mooy xalifa kullu Laayeen di Serigne Mamadou Mactar Laye toog ci jal bi ñaar fukki wala bokk weeru août 2021 gannaaw bu Serigne Abdoulaye Thiaw Laye làqoo kan mooy Serigne Mamadou Mactar Laye dañ ciy ànd ak Chérif Dia. appel bu Seydina Limamou Laye dellu fan ko xamee woon mbooloo mu takku xëy teew ca Cambérène comme nin ko daan defee toog na nag ñaari at lu ni mel amul ndax coronavirus bi fii nag mooy bis bu njëkk bi comme ni ko Seydina Issa Thiaw Laye nekk ñetteelu xalif bu Seydina Limamou Laye tàmbalee. xanaa njaboot gi namoon ko lool ndax laayeen dañoo tàmm dem aw xew surtout xewu diine te ni leen suñu borom ba tàggate ba ñu yaru ci diine xemmem diine bëgg ko di ko dunde muy góor muy jigéen ñun ñi nga xam ne ñoo yoree organisation bi à chaque fois dañu doon interpeller waa mbaa di ngeen appel waaye dibbal leen ñu appel ñoom amuñu lu dul loolu bokkuñu ci ay yenn faw yi àdduna yi ndax ku demul fu rek dem fële loolu nag yar bi nga xam ne moom la ñuy édicter ay ndaw yar boobu ci lañ ñu tàggat macha allah. téeméer ak ñeent fukk ak ñaareelu édition bu appel bu Seydina Limamou Laye am na it beneen mandarga gulet kon ñu amal ko ci ñàkk teewaayu Serigne Abdoulaye Thiaw Laye wàccu liggéey ci atum 2021 ci weeru août ren it mooy gulet xalif bu bees bi kon daal di koy jiite di Serigne Mamadou Mactar Thiaw Laye nekk doom ci Seydina Mañoon Laye ñaareelu xalif bu Seydina Limamou Laye ci atum 1949 ba 1971. ndax Seydina Mañoon borom picc moomu moo ko jur moo ko tàggat moo ko jàngal alxuraanu karim ndax moom kenn rawu ko woon ci lasraar pour bañ a wax ne moo rawoon ci lasraar moo ko jàngal
jàng na nag ba war a dugg école te lu suñu borom ba dogal ci moom la kon dafa woon ginnaaw àdduna kooku kon bu fekkee ne dafa judd ci xilaafa baayam di xalifa ay magam di xalifa ba moom tey jii muy xalifa te it ki nekkoon soxna sëñ Abdoulaye Thiaw di sëy bu ñu doon laali ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay Seydina Mandione moo leen jur. ci seede yi ñu jàpp ni kilifa gu maandu la nekkoon cadre ca société nationale La Poste xam-xamam màcc ci wàllu informatique moom it ku am culture générale la ñu tàggatee ko ca école yu baax ya ci alxuraan ba ci nasara. dem na école jàng na ba dem lycée Blaise Diagne ginnaaw bi tamit liggéey na ci poste waaye jóge na fi dem Maroc defaat fa yeneen i étude soog faa jóge nag 1977 mu dem France ba 87 plutôt bii Baye Seydi Thiaw kii seen mag te nekk premier petit-fils xalifa moom ci la ñëw ci à Dakar à Yoff muy 1987 ginnaaw loolu nag dafa lëlu toog kenn xamu ko ñu am fanweeri at bay farala juróom sax xamuñu ko ba tax na xibaar yi ci àdduna di daw ñi xamul yooyu mën nañu laaj seen doom mbaa seen sët mbaa duñu mën a manipuler matériel yi waaye moom yàlla dogal na foofu xereñ na fa kon xibaar yi xew àdduna moom mu ngi ci biir néegam waaye mu ngi koy xam. ay atam toll ci juróom-benn fukk ak juróom-ñeent juróom-benneelu xalif bu communauté Layène di Serigne Mamadou Makhtar Thiaw Laye mi ngi wéyal liggéey bi ca nam gën a rafetee. Sëriñ Makhtar Laye yàlla na fi yàgg lool te wér si kanam tuuti ñu wéyal appel bi ndax xam ngeen suba lay jeex kon fii ba suba ñu nag yéen ak waa groupe Futur Média ci appelu le mardi dañuy wax leneen mooy génnub àdduna wala bokk faatub Dame Diop loolu nag ñi nga xamante ne ñooy njaboot gi ñi ngi koy mettitlu ba léegi benn at ca gannaaw sa mbir mi nag ñoom lu ñu bëgg njaboot gi mooy justice def liggéeyam Baye Dame doon benn xale boo xamante ni ma nga faatu woon te yëmbal keroog bi événement yi amee ca mars 2021 dañ ciy ànd ak Mamadou Fall ak Modou Diop. Baye Dame Diop wuy ji boromam amul sax jotu wax njabootam au revoir déggu bette ba tey des ci bopp wee juróom bu góor bi di Bill Diop xalaatul woon tëj buntu këram ca jamono jooje te gisuwaatul doomam bi demoon liggéey gone gi ñu faat ko ci événement mars yu 2021 yi tol ci at ren yi ba tey métit bi foo ko natt wees na ko. man néew ma diw deful man li ma naqari metti ma mooy ñun ñu xam ne suñuy doom defuñu sama doom da doon liggéey woor ba ngoon ñu fekk fa ñuy liggéey boom ko te état moo ma jaaxal. yoon daal deful ñu dara. karo ban raye booy woo nañu wax ak ñun booba leen koo ci woo day fay téléphone am te ñu ngi régler seeni bopp suñu doom yii ñoo leen jur te ay ndaw lanu danoo nekkoon ci yoon ñu fekk ci palaasam rey ko ti def teguñu ko fenn ñaka rey ñu ngi ci dëkk bi dox nañ lijjeen suñu doom yii régler na suñu doom yii lépp lu nu wax si nga Macky Sall balaa génn réew mi dina li ñuy bàyyi seex bu ko gëmee nag xawma lu ko waaye di xelal buur la mënalu guma ko dara waaye bu daanu den ko fu mu mën a dekk fu mu nit mën a taxaw wax dinañ fa taxaw wax sunu doom yi. njaboot gi jàpp ni seen doom dañ koo faat njiitu réew mi di Macky Sall sàkku nañ ci moom mu taxaw ndax mbir mi leer. nag li ñuy ñaan Macky Sall mu xool na mu gën a rafetee mu doxale ko parce que dañuy jàppe ne tamit nañ delluwaat ci yàlla ne rek lu fi jaaroon la xëy na ñoom la yàlla boole woon na ñoom ñoo waroon a dem. waaye ba tey mën nañ am yaakaar loolee di gis-gisu député bile mu jàpp ni yoon dana def liggéeyam. comme mbir mi mu ngi ci loxoy yoon te dëkk bi dëkku yoon la incha allah ñaan nañ yàlla ñu yoon wi gaaw. fàttali ni Baye Dame Diop bokk na ci ñu njëkk faat ci li nga xam te ni moo di jamonoy émeute yooyu la gone gi kon li ko daloon ko dal ca buntu bërëbu liggéeyukaayam ba ne yëmbal. dañuy dem département bu Matam foofu nag képp kuy yëngu ci wàllu santé banque na loxoom lànk ne du liggéey ñoom nag agent de santé yooyu nga xam ne dañoo bokk ci syndicat bi ñuy wax SDT 3S ñi ngi ci grève lu ñu bëgg ñu ni nañu ñoŋal seen bërëbu liggéeyukaay ak itam seen nekkin nee nañu benn at ci tey ñi ngi yëngu di yëngal te kenn faalewu leen fan yére sax ñu ne dañoo boycotté woon campagne bi nga xam ne dañ koo jagleel waaye wàllu xeexum polio myélite dañ ciy ànd ak Ali Bandel Niang ak El Hadj Ly
ci système sanitaire bi ñeel département bu Matam way fajkat yi ci gën a bëri nekk ay infirmier jiite ay poste de santé summi nañu seen ay blouse yu weex ngir kon topp mot d'ordre de grève ci diirub ñaari fan ñi bokk ci syndicat bi di SDT 3S ñoom li leen gën a jéem moo di ba léegi kilifay nguur gi daanaka fulaaluñu sax seen ay revendications. muy métti nga xam ne mu ngi nii nekk au niveau de Matam xam ngeen ne fii si Matam tey ñun agent yi nga xam ne ñu ngi diwaanu Matam nangu nañ toog fii si Matam ba ñu ñëw Matam ki nangu nag quitté Dakar ñëw Matam plus de 500 kilomètres pour liggéey la population de Matam ko état bi war na gëstu kooku noonu jox ko ak yelleefam bu ko defee ñooñu mën a liggéey Matam avancé gis ngeen fi au niveau de Matam tey plateau technique bi nga xam ne moo nekk diwaanu Matam xam ngeen ne baaxul parce que tey Matam bi amee scanner yàggul mais tey am na tey neurochirurgie tey bu nit ki defee accident il faut ñu évacuer ko sur Dakar il faut ñu évacuer ko sur Saint-Louis pour que ñu mën ko prendre en charge te gis nañ ñooñu ñu bëri tey bala ñuy yegg foofu dañuy ñàkk seen bakkan kon ñun li ñu wax état mooy lan intérêt état la intérêt nit ñi la parce que état tey yaakaar naa ñun ñoo ko fi nekk. mouvement d'humeur bi nag ñu gën a bëri ci way fajkat yi rawatina ci ñi jiite poste de santé yi toppandi nañ ko bu baax a baax te nag ñu xamal ñu ne campagne ngir ñàkk xale yi contre poliomyélite biñ doon amal diwaanu Matam maanaam district Matam dañ ko sax daal di du mooyu. bi li nga xam ne mooy campagne NVO c'est-à-dire campagne polio doon jël xale di leen tobbe di leen jox ay toq fii si diwaanu Matam da ko boycotté le district santé bu Matam tey xale yi boo ñëwee 28 postes santé defuñ ko mais doo dégg état wax ko. tout récemment ki nga xam ne mooy directeur de la prévention daf na yenn 15 postes la duñ ko wax parce que xam nañ ne faay la parce que tey au niveau du centre Matam fii si diwaanu Matam tey xale yooyu vacciné wuñ leen. gox nu mu mënta demee fii lekk ay fan bu fekkente ni kilifa yi yore nguur gi gestuwuñu bu baax a baax seen plateforme revendicative boobule woy fajkat yi bokk ci syndicat bi di SDT 3S ñoom nee nañu dinañu retenir lépp lu jëm ci wàllu xibaar wala données sanitaires. dañuy jógee Matam daw ba Ndar ndax foofu université Gaston Berger bu Ndar étudiants yi dañoo décrété ñetti fanu grève sans ticket ndax nag lu ñuy ñaawlu ñu ni yéex bu am ci liggéey bi nga xam ne door nañ ko ci voirie bi te boobu ba léegi juróomi fan ci weeru février ñu ne liggéey ba dafa taxaw ñi ñuy tuumaal nag mooy autorité ya nekk ca biir université dañ ciy déglu ki yor seen kàddu di Abdou Sam ci micro Ousseynou Diop. ndaxte mënuñu nangu li nga xamante ni mooy tëli bi nekk suñu ginnaaw liggéey yi ñeel tëli bi depuis 5 février bi ñu génn ba léegi ñu dakkal liggéey yi te kenn mënu laa wax lii moo tax ñu dakkal liggéey kenn joxuñu benn information bu ñeel liggéey bi ak dakkal gi ñu ko dakkal muy mbir moo xamante ni coordination des étudiants de Saint-Louis mu ngi koy ñaawlu di ko ñaawlu lépp lu mu am ci doole mu ngi koy ñaawlu ndaxte loolu du yoon beneen bi nag. li nga xam ne mooy li nga xam ne moo ñu andiwaat fii du lenn lu dul wax ni directeur du CROUS manque respect bi nga xam ne mu ngi koy yëkkati di ko jëmale ci njiital étudiants yi ndaxte manque de respect weesuwul liggéey boo xamante ni fi muy am domaine CROUS la directeur du CROUS ne amu ci benn information boo xam ne mën nañu ko cee jox suñ koy woo du wii suñuy appel te itam am ci taxawaay boo xamante ni rafetlu wuñ ko ndax ñaawlu nañ ko ndax loolu mënta ne. wooteeb wàllu askan wa dëkkee ca Carabane ñoom nag ñu ni lu ñuy bëgg mooy nguur gi jóg taxaw ñu daal di yeesalaat site bi nga xamante ne benn école spéciale boo xamante ne ñi ngi ko tabax foofa ca 1927 dañoo bëgg sax ñu ni ñu liggéey caak UNESCO bu ko defee ñu classé ko patrimoine mondial ki yor seen kàddu foofu ca Carabane di Alioune Sarr ci micro Boubacar Diassi. dañu gis ne école spéciale bu Carabane fu mu nekk nii tubaab yi ñu say en voie de disparition ma ne su yàggee école spéciale day dem gis ngeen garab yaa ngi fi sax ñax mi ak lépp te école spéciale dafa am joué lu bare ci rôle histoire Casamance. kon bi ñu gisee ni bâtiment yi fu mu nekk nii ñu ngi gën a daanu au fur et à mesure mu ngi gën a daanu te finalement su daanu day réer dafay disparaître parce que am yeneen amoon na Carabane yeneen bâtiment yu dul école spéciale. mais looloon nii bâtiment yi rafet la woon rafet mais au jour au lendemain érosion ko ci day kii ak ngelaw bi ak lépp day gën a yàqu. day gën a yàqu te su gënee yàqu ñun finalement fu ñu jëm loolu la ñu bëgg ci nguur bi dimbale ñu au niveau étatique ñu dimbali ñu ngir yàlla ak ñi ñu bëgg a jàppale ñu jàppale jox ñu autorisation jàppale ñu ñoom ak munte jógee village bi mun a bénéficier ci école spéciale bi parce que suñ ko bàyyee nii suñu jàppale dara du baax parce que
ci diggante jakartamaan yi ak taximaan yi ñoom ñoo ko wax ndax nag jakartamaan yi ñu ni dañoo taximaan yi bokk ñu ni dañoo taal benn taxi ndax dimanche benn taxi dafa fël benn jakartamaan ba mu faatu ñu ne nag na ci nguur gu wax ndax nag bu ñu wéyee di taal ay taxi bu ñu moyuwul du jur jàmm ak lu ci mën a am nee nañu wër ba gis ana kan moo def lu ñaaw loolu ba pare daw dañ ciy ànd ak Pape Mbaye Diawo ak Fally Gaye. dañoo ñu nekk ci réewum pays de droit te dañu yaakaar ne bépp doomu aadama waru mën a fajal boppam parce que tey li ñuy def oto bi tey ji lii dañ koy ñaawlu trop rafetlu wuñ ko parce que tey borom daf ko jënd di ci daw dundale ay njabootam. choc bi moom benn Jakarta la bon Jakarta bi dañ doon def demi tour sur la route sa waaye mbëkk ko conducteur bi décédé kenn ki am fracture. borom Jakarta bi waaw moo gaañu. ki mu supporté am fracture jambe après bi accident bi amee police daf def constat sapeur def constat ñu dem bu ñu demee ci la booy ñëw def masse sotti ci essence taal oto bi. di bàyyi yoon def liggéeyam ñun liñ ci war a jéew liñ ci war a dox ñu ngi koy dox actuellement ñoom dañ def seen liggéey ñun li ñu am mooy ñaawlu ak naxarlu ak ñëw justifier leen li nga xam ne ni acte bi ñaaw na te bëgg nañu yoon def ci liggéeyam. saa bu ñu dajale tey lii tey dañu bëgg ñaanatuñu yàlla mukk muy répercuter ko encore di amaat parce que choc warul tax nga taal oto jàmbur te suñ def li ñuy def nii suñ ko deful ëllëg waxuma taal oto rek mais mën nañu rey sax chauffeur ñu bëgg na autorité yëpp lay lancer appel ci acte bi am ñu bëgg ñu dimbaleen ci bay seen waar ba mu mat sëkk bëgg nañ nag mal ñi nga xam ne ñoo def lii tey ñoo ko def yoon def liggéeyam ba teg leen loxo ba su ëllëgee kenn du am xalaat sax wala jàmbaarte di ko def. Sédhiou moom moo jël paie ci wàllu production anacarde waaye ñi nga xam ne ñoom ñooy producteurs yi nee nañu gisuñu ca seen bopp ndax nag ñu ni chinois ya indien yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy commerçant ya nekk ci biir réew ma wala ci biir diwaan ba li ñu koy jëndee ñu ni dafa tuuti torop te bu ñu moytuwul sax exploitation boobu dina rey dina dee ci foofu ñuy wax Brassou lu ci mën a am moom mooy producteurs yi daal dinañu organiser seen bopp ba dee nañu kilogramme ba dootuñu ko jaayee lu yées téeméeri dërëm dañ ciy ànd ak Bakary Konté ak Khalid Diémé. producteurs yoo xamante ne dañuy yëngatu ci wàllum darkase ñoom nag dañuy am ay jafe-jafe pour daal di jaay seen i produits buñ koy récolté ba pare ndaxte ay chinois ak indien ñooy ñëw ci marché bi imposer seen i prix pour nag éviter perte yoo xamante ne producteurs yi dañ koy am ONG internationale agronome vétérinaire sans frontières ñoom nag engagé wu nañu pour jàppale producteurs yi ñi daal di organiser wu Idrissa Ndour mooy coordonnateur local bi. programme Cajou dañu rendre compte que ne fi mu nekk Cajou ni muy demee nii maanaam. presque borom kaju yi daal presque dundul leen ndax fu nekk ñoom prix bi ñu leen di fay ak baana yi presque du prix boo xam ne day sax day wàcc day rek mu yéeg dëgg loolu da ngay gis koo xam ne dafay nekk fukki at muy bay toolam mais du si am dara pratiquement fa mu nekkoon la nekk rek loolu nag mooy li nga xam ne jàngat boo xam ne donc moo tax AVS bi jóg taxoon ne peut-être dañuy jéem a créer modèle ba au moins ba mën a am prix plancher prix boo xam ne loo xam ne lu mu tuuti néew bu xob béykat bi jaayee coonom dina jënd mu mën si am tuuti. loolu tax na bu ñu daal di créer benn organisation paysanne bu ñuy wooye fédération des champs écoles du Brassou fii ci commune bu Bagnères El Hadji Ibrahima Iradian mooy président bi. notre combat c'est faire en sorte que. sunu combat moo nekk lan mooy producteur bi mën a dundee ci production loolu nag yàlla jàppale nañu ndaxte ak suñuy appui partenaires yi loolu tax na ba ci délai 45 à 60 jours ñi daal di am 86 tonnes 999 000 kilogrammes bi nag ñu ngi ko doon jëndee 486 francs ñu daal cee am benn somme boo xamante ne dem na ba 42 millions 320 000 francs CFA ñu daal ci kontaan loolu ndax suñu partenaire Eticajou moom dafa bëgg sax cajou bio boo xamante ne qualité bu baax la ba tax na moom mu ne kilogramme bu nekk dinañuy jox benn prime de développement 66 francs CFA ci 86 tonnes yoo xamante ne am nañ ko suñu prime dem na ba 5 millions 286 000 francs CFA. Les 86 tonnes 999 nous ont valu une prime de développement de 5 millions, je pense 240 000. producteurs yooyu nag bëgg nguur gi jàppale leen ak ay partenaires am pour nag ñi daal di am benn magasin de stockage wante tamit ñi daal di defar piste de production yi loolu nag bu amee dina tax ba ñu mun a évacuer seeni produits agricoles te duñ ci am benn jafe-jafe.
culture la ñuy àddu jëmale wàllu concours national peinture bi nga xam ni amoon na ñoom nag lu toll ci téeméeri tableau jóge nag ci biir Sénégal ñi nga xam ni ñoo toogoon te jury ba ñoom ñooy école nationale des arts ak direction des arts artistes yu ndaw yi nag lu ñu leen waxoon ñu jëfe ci seeni tableau mi ngi ci thème bi ñuy wax ma vision du Sénégal de demain dañ ciy ànd ak Ibou Diouf ak Pape Sangone Mbaye. moom mi di Abdoulaye Ndiaye ngir fësal gis-gisam ni mu bëgg Sénégal demee ëllëg Abdoulaye Balayara tamit mu ngi woon ci biir Mohamed Di Morgile Ndiaye ak juróom-ñetti yeneen ndaw yoo xam ne ñoo jël raaya yi ci concours national bu peinture sur toile. yaakaar naa ne éducation bi mooy presque base de toute chose presque soo bëggee développer sa réew ak say doom ak say frères. tant que amoon éducation ba ngeen suude wéen ñëpp te éducation mooy lépp mooy yar respect diine comprendre culture. sama vision Sénégal la proposé sama vision Sénégal ëllëg maanaam ci li nga xamante ni infrastructure routière et ferroviaire infrastructure éolienne et solaire communication. maay premier bi nga xam ne moom la région de Fatick am en même temps aussi tamit nekk 7e au niveau national donc loolu fierté la parce que man artiste autodidacte la artiste autodidacte boo ko déggee nag mooy ki nga xam ne moom moo jàngal boppam waaye parce que man musuma dugg ci benn école boo xam ne dañuy jàngale art. ëllëgu Sénégal nees def ngir mu mën a naat loole may na ndaw yi ku ci mel ni Abdoulaye Ndiaye mi nga xamante ne moo jël raaya bi mu fësal gis-gisam. maa ngi si def ay petaaw ak ay loxo yu def nii petaaw yi maanaam boo xoolee petaaw fii. li gars yi di utiliser pour seet la seetkat yi moom lañu utiliser léegi petaaw yooyu noonu ñoo lañu utiliser pour seet ni Sénégal ëllëg moom mooy nekk mooy dajale nit ñëpp waaw maanaam xeet yëpp daanu dajaloo Sénégal ci jàmm ak salaam. seen gis-gis ci Sénégal ëllëg moo nekkoon li ñu leen di laaj ñu màndargal ko ci les œuvres. Initiative bu rafet la tamit parce que Union européenne bi mu amee idée wu def concours national bi dafa jege ci ministère de la culture et de la communication pour xool naka la koy tëddalee puisque daf ko bëggoon def ci région wu Sénégal yëpp donc ñu liggéey ci en partenariat ak centres culturels régionaux yi direction des arts ak école nationale des arts pour que projet bi mën a am. parce que la culture est un moyen. aada rawatina mu tukkee ci peinture jumtukaay bu am solo la ngir mën a wax ak askan wi waaye tamit wax ak nit ñi ku ci nekk ndax nag day dugg ci sa biir xol am lu muy yee moo tax ñu sukkandiku ci ngir xàll yoon woo xam ne dañuy may ndaw ñi pexe ngir ñu wax seen gis-gis. les 12 lauréats dont les œuvres ont été sélectionnées. ci njëlbeen ga lu toll ci téeméeri œuvre lañ jële fépp ci réew mi ci càppaandaw ba nag ñu tànn ci fukk ak ñaar yoo xamante ne ñoo jël raaya ji ci concours bi le loole may na ndaw yi nga xamante ne am nañ yaakaar ci ñoom ci wàllu peinture ñu fësal seeni gis-gis ci wàllu peinture. œuvre d'art yi nga xamante ne rafet na lool am créativité déem ak yéen fii ci xibaar yi ci kanam tuuti le 20h Léa Soukeyna Ndiaye dina fi teew.